asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi kontaan di leen dalalaat encore une fois ci seen émission waxtaanu bés bi fii ci Sébulu TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen baal àq di leen baalu àq waaye nuyu tamit képp koo xamante ne yaa ngi ci biir kër gi di fi liggéeyee ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di feddali suñu kóllëre ak yow jiite ko nag suñu PDG ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar ak waa kër gi yépp bu ma limee damay juum duma fàtte kenn waaye nuyu kilifa aada kilifa diine rawatina xalif généraux yi ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér ndax am nañu fi njëriñ yal na leen fi yàlla yàggal yokk seen wér bu baax a baax dugg ci biir hôpital yi nemmeeku ña fa nekk ñaanal leen wér gu yaram yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu ci seen ay activité waaye ñaanal képp koo xamante ne tey ñàkk nga sa liberté caabi féetale ginnaaw ñu ngi lay ñaanal yàlla delloo la sa liberté ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga dellu ci say activité delluwaat ci biir société bi ñaanal tamit képp koo xamante ne tey sa loxo jotul sa ginnaaw ba saa yoo xëyee danga koy wuti ñu ngi lay ñaanal saa yoo xëyee yal na la yàlla may loo suturloo ak sa njaboot nuyu ñépp nag waaye thème bi tey dañ koy continuer démb lañ ko commencé woon nar koo continuer tey duma ci weet ndax am naa ci sama doyen sama xarit sama journaliste sama consultant Pape Mody am ci sama sister Fat Bintou Diop waaye balaa may commencer tey dafa nekk bés boo xamante ne dafa spécial pour une personne très spéciale muy Pape Mody tey la jour anniversaire am ñu koy ñaanal joyeux anniversaire happy birthday dundal lu yàgg li nga dund ni yal na ci yàlla dolli yeneen 100 ans yu ànd ak wér gu yaram te li nga sumb ci ay projet yëpp yal na la yàlla may kàttan ak doole bi ba nga mattali ko ak sa njaboot yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ba nga ubbi ay société bu bari ñu bokk ko ak yow yal na yàlla rafetal ànd bi ci loolu nag laay jàlle si yow rek bàyyi la nga continuer nuyoo sama xarit sama consultant. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maaleykum salaam. maa ngi nuyu donc jullit yëpp di nuyu waa Sénégal bàyyuma kenn di la nuyu Mariam si di la sargal tamit sa émission bi di bég lool si li nga wax léegi si sama anniversaire di ñaan yàlla nu fekkee ko tal ko amiin yaa rabbi. di nuyu tamit Fabintou mi nga xam ne noo bokk plateau bi muy journaliste également donc tey jii daje bi ay journaliste ko séq waxtaan wi dana neex man ngeen may laaj mën naa leen ni di laaj mën naa tontu yéen tamit mën ngeen di tontu bon nag mbir mi noonu la demee dafa ala daw mi tey. waaw mbir mi dafa ala daw mi kon neex na ba pare ñaari journaliste moom yaakaar naa boo ko amee ci plateau boobu war naa xump te war naa yànji ma jàll ci sama sister Fat Bintou moom aussi muy journaliste ma bàyyi ko mu nuyoo ak mbokku téléspectateur Sébulu TV. asalaamaaleykum téléspectateur Sébulu TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di la nuyu bu baax Marème. maa ngi lay fay. di nuyu suñu doyen monsieur Sow maa ngi nuyu bu baax. fay Marème yow li nga wax yëpp presque wax nga lépp daanaka mais foofu ma sànni ci sama baat maa ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire di ko ñaanal mu yokk ba yëg ko di ko ñaanal li mu sumb nii yal na ko yàlla jàppale bu mu yeggali ko yal na kawe njortam man daal li nekk sama xol daal maa ko xam waaye. xëjul ci plateau kon nag nuyu naa leen bu baax di nuyu téléspectateurs yi bu baax a baax. naa leen dal ñu ngi lay fay Fat Bintou ñuy wax mbokku téléspectateurs yi rek bu ñu bëggee seetaan émission yi nañuy dem YouTube Sébulu TV la Bulu rajo naka noonu tamit ci Facebook ba mën nañ ko faa seetaanee en direct Sébulu TV Bulu rajo toujours. léegi nag thème bi ñu commencé woon ko démb mu nekk la dot Olof Njaay di ko wax may bu jëkk ñii naan ko càng donte sax am nañu jàpp ne am na différence waaye xëy na différence boobu ci biir waxtaan bi mën na génn ñeneen jàpp ne c'est la même chose mais ana lu mu ci mënti doon tey jël na tournure boo xamante ne jaaxal na ñëpp dem na bay lor ñeneen ñi dem bay ragalloo ñeneen ñi dem aussi ba lambaloo ñeneen ñi mënuñu takk soxna ñi mënuñu sëy parce que xëy na lu ñuy xaar ñi nga xam ne ñoo fi nekk pour war leen jël comme soxna yoruñu lu toll noonu te ñu war cee waxtaan ndax dafa am solo léegi pour ñu dugg ci début bi base bi na ko maam ñi daan defee ba tey damay jox rek suñu doyen sama journaliste consultant mu démarré waxtaan bi ci affaire may bu njëkk nan lañ ko gisee woon au début. balaa ñu dafay mbir moo xam ne dafa am solo waayam
si dayoo jigéen la dayoo jigéen. si société matrilinéaire par exemple société boo xam ni jigéen ñi ndono fa lay amee. te suñu société yu yëpp société matrilinéaire la soo jëlee si Afrique muy si kaw ak ba si suuf. mbir moomu dafa am importance parce que dañu xam ni te loolu yàlla moo ko jox jigéen ndax jigéen moom la dénk li gën a cher si moom mooy doomu aadama moo koy dencal pendant 9 mois si biir bi su jógee ëllëgi si biir mën na nekk kilifa diine mën na nekk chef d'état mën na nekk lu nekk mooy menuisier bi mooy maçon bi mooy lépp donc jigéen la mu ko dénk mooy société kooku nag valeur am kenn mënu ko estimer. déedéet. looloo tax société yi joxoon gëdd soo bala ngay jël jigéen si gox da nga koy am loo fay teg l'islam si boppam si biir charia dafa digle ngay joxe dot ñi di wax cang ñi di ko tuddee bare naytu wante solo bi daal mooy l'islam li mu wax fixé wu ko maximum fixé wu minimum. amul somme exact daal. parce que solo jigéen moo day noonu. soo ko mënee jox milliard jox ko milliard. parce que la mu lay indil moo ëpp milliard. jigéen kenn du ko xayma ci xaalis. loolu tax mu ni woon nag soo ko mënee jox ci biir charia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci njàngalam noo ngi wax ni jigéen mën nga ko jox bàggu or comme mën nga ko jox bàggu xaalis walla beneen màndarga. loolu day wane ni rek maximum bi mën nga ko jox soo amulee nga jox ko minimum. kooku ci diine la diine l'islam mais soo jëmee ci yeneen diine yu comme diine catholique ak yooyu feeñu fa sax ne ñoom dañu ni ci seen njàngale benn buur moo demoon ak ci benn gox am lu mu daal mu am benn kii bu amoon ci tegtal daal ni moo mën leen waxee mooy jigéen bu nga xam ne dañ ko violé dañu yegg ci moom te sëyul nu ni da nga am nag loo koy jox dogoo ko takk parce que loolu tamit dédommagement la da nga fekk lu nga xam ne valeur nga yàqoo ko te soo see tamit suñ liñ lay jox en général day lu vierge lu nga xam ne lu kenn mësul yegg ci moom suñ la ko joxee tamit war nga am loo fa teg ndax ñàkk a yar coono yi nu daj si jigéen ba nga bu ko ëmboon la mu fu daj ak leneen ak leneen mais tamit si yenn sociétés yi dañu ni ku góor ki day joxe ki famille ku góor ki day joxe famille ku jigéen ki joxe loolu cotisation la boo xam ne dañ leen koy jox pour nu am ay moyens yu nu mën a téye seen bopp parce que nu bëgg nu am autonomie da nga gis yenn xeet yi sax dañuy jël bëy indi ay bëy ay ginaar ay xar lépp nag joxe ni kii man maa ko jox sama doom yaa takk sama doom wante lii man maa ko jox sama doom mu yóbbaale ko parce que yow bëgguloo sa doom nekk foofu di xiif wala di mar ku góor ki tamit dañ koy jox moom tamit lu mu jox parce que si famille yooyu si société yooyu en général soo takkee jabar da ngeen di beru da ngeen am seen kër ba dëkk beru bi yàgg na mais du sore ndax da lay ber ba pare jox la tool bu nga xam ni si wërngël gi lay nekk du sore si biir concession yi du fa sore de telle sorte que soo bàyyee loo nga fay indi mën nga ko téye sa kër di téye teraanga bi nga waroon yóbbu sa kër bàyyi wala sa kër ndey nga ko fay yóbbu donc soo xoolee configuration bi mooy amul kenn mënu fixer valeur absolue bu fan la mën a yem ku ko mën def ko ku ko mënul bu ko jéem defal loo mën am na solo ku ko mën def ko ku ko mënul bu ko jéem ndaxte boo jéemee loo mënul mën na la indil yeneen jafe-jafe léegi soxna Fa Bintou li mu wax dafa am solo mais lépp loo xamante ne rek
def nañ ko ci wàllu dot dafay tegu ci logique ak diine mais sénégalais yi léegi nan lañu gisee dot may bu njëkk tey nan lañ ko gisee dem na ba mel ni genre concurrence la. dëgg la Mariam waaw li mu wax dafa am solo mais boo tënkee li mu wax yëpp boo xoolee suñu maam yi ak suñu yaay yi noonu lañ daan dundee te nañ ko daan defee wax dëgg yàlla ay avantages rek lañ ci daan gis mais léegi boo ñëwee ñun ci suñu génération yi léegi muy ñun di suñu tonton yi ak suñu rakk yi ni ñuy jàppee dot léegi dafa xaw a doy waar dafa xaw a doy waar même récemment yaa ngi koy dégg ci journaux yi ci internet bi dafa mel ni léegi dañuy concurrencer dot te comme ni ñu ko waxee muy ci aada bi ci diine bi dot nekk loo xam ne lu ñu war a fixé la ndax comme ni ñu ko waxee jigéen moom amul prix loo ko jox sax mérito na ko mais nag ñu war a tënk ne tamit xaalis tamit yorul sëy dot tamit yorul sëy boobu man buñ doon booy comparé ñaar nit ñuy sëy mën nga dem ba ca biir ka nga xam ne moom lañ jox dot ay milliards ak ka nga xam ne dañ koo jox dotu 5000 francs mën nga dem ba ci biir moo ne gis ne moom sëyam sax a gën a barke te ki nga xam ne moom lañ jox ay dotu milliards kon nag ñun génération bu bees bi li ñu jël ci dot mel ni lu koy def concurrence war nañ defaat taxaw seetlu bu baax. waaw war nañ defaat taxaw seetlu. am na solo merci beaucoup ci intervention boobu am na solo ndaxte affaire bi moom dafa mel ni léegi rek ku jóg def yaama ne ak def li nga xamante ne moo la saf mais Pape Mody may ñëw rek ci peut-être xaw ma différence ngay génne xaw ma da ngay gën a expliquer parce que ni ma la déggee nga wax sànq dot bi normalement ci jàkka ji lañ ko war a joxe booy takki waaw wala déet. léegi parce que dañu seetlu ne. am na càng booy joxe ci jàkka ji waaw mais dot bi waral tey coow li ñuy wax mooy bi nga xamante ne booy nob ndaw si warugar gi avant le mariage avant l'union des deux les moom dañu ko si ay dinaar nañ ko mesuré mooy càng bi ngay joxe si biir jàkka ji waaw ne xam ne jigéen ji moo ko moom te war na nekk lu au moins minimum lu mu mën a jënde wadduwaay ñii nii sax dañuy wax ni su matee sër walla yére mu ñaan si mbégte ba mu amoon ba muy sëy pousse bu demee ba nga xam ne am na ay lu ko naqadi mu génn waat ko sol ko fàttali ko bis boobu daal di xelam ku giif mu xam ni ki ko bëggoon day sonnoon na si moom mu nekk souvenir bu nga xam ni da koy fàttali un grand événement comme anniversaire bi ñuy wax. waaw monsieur Sow doguma la mais est-ce que gis nga ne ñun loolu nga wax noonu est-ce que ñun génération tey ji est-ce que ñun ñu ngi respecté loolu ba léegi. si laa bëgg a ñëw. lii c'est un principe mooy li nga xam ne moom la l'islam wax loolu moo ne léegi warugar mooy indi coow li. dëgg la. parce que warugar dañu dem ba def ko concurrence di def loo mënul. ndey yi dugg si ay tegak goro yi jar kii wujju percorgo yi kii nu mu tuddati jigéen yeeg ñëpp ku si nekk ku ne def ko événement boo xam ni dañu ko def forme de commerce. merci. forme de commerce boobu nag moo indi problème parce que su fekkee ni yow da ngay wax ni lebaloon naa diw temps si sëy ba mu am ba muy defee war man tamit double bi la ma war a jox nga def un investissement toog di nekk. di xaar retour. de retour. yenn saa yi su ñëwulee nga am problème. sëy ba commencé na. parce que engagement da ngeen di jël si sëyu jàmbur ngeen bëgg si commerce. wallaahi. loolu mooy problème génération bi ñëw. ndey dañuy dugal loo seen doom lu nu àttanul ñoom seen bopp sax lu dugg si lu nu àttanul bàyyi daal te fu nu toll noonu dañ leen koy nëbb sax côté boobu warugar yi moom. loolu moom dañ leen koy mooy dañuy wax affaire yu jigéen yi la. dëgg la de. même soo dee dem ba mariage am dañuy wax ni li jàkk ji li lislaam wax nañ ko def ba pare. li si des nag affaire yu jigéen yi. affaire yu jigéen yi affaire yu jigéen yooyu nag moo indi problème. parce que si nañu war a taxaw. contrôler ko. parce que su demee ba nar a indi complication si famille yi
nga dem ba la nga waroon def mënatoo ko. la ngay lekk la ngay naan mënuloo ko su la fekkee si location nga nekk si ay problème location su fekkee ni da nga leb commerçant ba ñëw taxaw sa kaw soo fekkee ni banque nga demoon tay la say bagage te Pape Mody am nañu dem bay tay la seen i kër. wallaay dëgg la doguma la sax mais day nekk sax source de problème ci ménage bi. bien sûr. parce que bu fekkee ne may nañ la may bu njëkk boo xamante ne dafa xaw a jéggi dayo say njëkke ak say goro ñu ngi xaar nga teral leen. si toutefois defoo loolu xas lay doon ci yow ci biir kër gi. liñ ko may yëpp indiwul dara. te loolu day indi tamit ay problème jafe-jafe parce que du ngeen fa wax ju neex. lu nga xam ni kii de mérité wu ko. waaw daan dem ba ngay togg sax lu jël kaani su xëpp aussi. def si kaani def si xorom. wane ni ku góor ki ñëw nañu ko yow sa jabar da mënul togg. fekk ba muy togg dañu jaar si gannaawam def si kaani def si xorom pour yàqal togg ga pour wane ni yow li nga fi nit jariñul dara mu fóot ba mu set passé ba mu set ñu jël ay tilim sotti si. daal di gis nga sa kii di moom de mën for sa mënu ko gis nga ni mu tilimale sa yére et cetera yow ni ngay toog yow seen kër la nga fa jëlee et cetera commencé di indi ay problème fekk xale bi su fekkee ne nandul xamul ku yooyu nu koy def ndax kenn yaroo ko si moom day dem si néegam di jooy rek di jooy rek si jëkkëram ñëwee muy jooy du ko mën a wax lu ma su nekk di mën loo togg fekk moom xam ne ni kaaniwul poobarul deful la mu togg lu normal la mais dafa am saay-saay bu jaay sa gannaaw pour tas kër loo tax ne ni saay-saay waxul dëgg wante yàq na xel du loolu si wax du si wax rek mais si jëf la tamit dañ koy gis dëgg la ma jaar ci sama sister soxna Fatou Bintou mu mel ni tamit dot bu diis boobu nga xamante ne duñ ko sax tuddee dot nañu wax warugar parce que c'est un peu différent quand même ak càng buñ lay jox càng boobu yaakaar naa ñëpp respecté nañ ko mais xëy na joxin ba nañ koy joxee borom moom la ñu respecté parce que buñ koy joxe xale bu jigéen bi waroon na toog xam importance mais dinañ ci ñëw. léegi warugar bi nga xamante ne tey moom la ñëpp jël Sénégal di ko médiatiser dafa indi lu bari tax na ñëpp bëgg a doon ay star tey. ndax jot ci may bu njëkk boobu. tax na tey tous les moyens sont bons pour nga mën a am borom kër boo xam ne dina la mën a jox loolu. mais est-ce que borom kër gi lay jox loolu. valeur somme bi mu lay jox noonu est-ce que loolu garanti na sëy carrément. non loolu garanti wul sëy garanti wu ko parce que boo xoolee jamono ji ñu nekk surtout booy yër internet bi saa yoo xëyee dégg nga ne diw jox nañ ko ay milliards wala jox nañ ko tant de millions terrain du genre su ko defee sama benn moroomu jigéen bu sama genre yi rek dañuy jóg ne man de pourquoi pas ma waruma mën a am comme lii. lu ci ëpp nag genre sëy yooyu danga ciy dégg sax suñu seetkat yi di am yeneen xalaat yuñ ciy joxe. balaa sax sëy bi di kii di am na récemment am na kuñ ci dégg temps yële sëy bi de dina am waaye sëy bi du yàgg. mu mel ni genre marchandage la ci baax ci biir couple yi. ma jàpp ne ñun ñi nga xam ne ñooy ay jeunes. ñun foog naa ne kenn waruñu cee jiitu ñun loolu ñun ñoo war a taxaw. xeex ko. am na solo waaw ñun ñoo ko war a xeex. parce que nag am sëy nag dañuy comme ni nga waxee lu ñuy takke ca aras. boo ciy dugg da ngay ñaan yàlla dee ci ba sey ci. loolu la ñuy wax. waaw mais nag ay milliards bu ko jiitalee. day metti mais nag Fatou Bintou xeex ko tey dina metti de du moment où base bi yëpp problème bi yëpp presque suñu yaay yi la. man bu ciy jéggalu bu baax. parce que tey da ngay gis ñu may doomu sa dëkkandoo. ay 1 million ay 500 000. chaque jour loolu ngay rappeler sa doom di ko dëkkal ci ay noppam doomu diw bi nangam lañ ko may. dëgg la. tu vois te xëy na mën na am sax lañ ko may tollul noonu. beneen yaay encore mi ngi làqatu ñu may doomam dara mu dindi beneen somme teg ko ci pour wane loolu. non d'une part moom suñu yaay yi elles sont vraiment responsables ñoom ñoo gën a responsable ndax yow tey bu doon da nga bëgg benn xale bu góor te yàlla rek tax amul dara ñoom ñoo leen njëkk a xas. boo xëyee ñoo leen njëkk a wax sa samba booy bi nga ma indil yow bëggoo lu baax munoo seet ci sa morom diw. munoo seet ci sa morom diw. déjà ñoom ñooy influer yow ci sa conscience ba yow da ngay bëgg lu dul topp ci seen part topp ci li ñu wax te moo ne loolu bu demee ba ca biir yow sa bopp yow yaay payer les pots cassés ndax boo demee sëyi xaaj bi yëpp yow yaa koy subir. li nga wax nii dafa am solo parce que
bu njëkk soo ñëwee di yut soxna dañ lay laaj foo cosaanoo dëgg la foo ko ñan say waajur mu am solo lool parce que boobu daan dañuy xool ñaari mbir dañuy xool jikko dañuy xool deret dañuy seet ni jiwu bu baax ni kii su fekkee ni famille bi nga xam ne dañu feebar dañu ay kii dañu bari ay problème et cetera nga éviter di maye sa doom foofu wala mu fay takk jabar loolu tam daf la protéger société bi day éviter yenn reproduction yi bien sûr beneen bi dañuy ñu xam ne diine nañu foofu dañuy seet si ban diine nga bokk est-ce que famille bu am diine la pour yow soo fa dugalee sa doom mu wóor na la dina fa fekk diine bon nag kooku du xool alal ndax jikko la doon xool deret ak diine ak deret mais nag tey jii li nga wax ñu si bari dañu li may wax ni commerce société capitaliste intérêt la nit ñi di jiite xoolatuñu luy deret xoolatuñu luy jikko xoolatuñu luy diine dëgg la li nga xam ne moo leen neex dong nañu jiital te li leen neex dong mooy seen musiba dong la leen di jëral na leen di jural ndax mën loo fekkee lu nga xam ne dafa safaanoog diine safaanoog jikko nga jël ko bëgg fa am jikko bëgg fa am diine mënul nekk beneen mbir mi mooy ñi nga xam ne noo nekk ci gannaaw yaa mën yeeg ñëpp dañ ko def benn société secrète ku ci nekk dafay ñëw di investir gis nañu doomu diw de tekki na nan lañuy fexee ba détourné ko dugal ko ci fu nga xam ni du neex ndeyam du neex baayam wallaay ak a bari bari na fi xale bi day jékki-jékki rek topp benn bi samba booy bu nga xam ni wala dugg ci benn famille boo xam ni kenn recommandé wu ko ñu jekk ko téye ko ba mu jaral ko mu xuloog ndeyam ak baayam mu jaral ko mu dëddu famille am loolu dafay nekk problème beneen mbir mi mooy tamit ci xeex bi ngay wax da ngeen ni yomb na yombul yomb na suñu tënkoo ci diine yomb na suñu tënkoo ci aada bu rafet yomb na nag su fekkee ni état ci boppam jël na responsabilité. très bien am na solo parce que maa ngi fàttali ko am na jamono ju nga xam ni kooku yéen dañ leen koy nettali mais ñun boobu tam ay tout tànk nañ mooy temps président Dia nekkee fii Mamadou Dia mu bare yàqu-yàqu yi ay jigéen ñi xam ni dañu doon jaay seen bopp et cetera mu jàppalelu leen dugal leen kaso. bi mu leen dugalee kaso léegi mu bàyyi leen ci biir kaso pour mu yar leen te xam ne ni ñii suñu mu laaj leen nu la dafay enquête nu la dañu bëgg a jëkkër amuñu jëkkër dañu bëgg a toog suñu kër et cetera mais amuñu ko loo tax ñuy def lii mu daal di mu woote nit ñi di dem ci fi leen téye da ngay xool tànk kii baax na la nga daal di ko nu mayee la ngeen sëy am na sëy yu ko xam ne fa lay taxawee ba tey jii ay kilifa judd nañ fa. ndeysaan. donc dafa am société boo xam ne su am na fu mu toll. état day jël ay état moo jël responsabilité am. am na solo. état nag pour mu jël responsabilité am il faut que kilifa diine yi tamit jàppale état. am na solo. ni lii mënatuñu ko nungu si biir parce que lu si bari lu ñuy wax ñun ñii si traditionnel am na gox yu nga xam ni ba léegi moo fay dox. mais am na kër ay bërëbu këru diine yoo xam ne tey jii la fay dox dafa safaanook la nga xam ne moom la ña sampoon kër yooyu doon woote wow ma benn kër nag mais dama bëgg attirer seen attention ni la baay ak maam sampoon si diine nanu koy continuer de respecter gox yi Tuubaa ngi nii ñu bari kenn am na ko dox fa cigarette problème la ba nu ko teree kenn doxalu ko fa tey jii am na bi sëñ Xalifa Ababacar si bi mu nee sëñ Mbay Ababacar ba mu nee nañuy def soloy masque tere yenn yi kenn sañu ko def. sañu ko. donc am nañu kàddu si réew mi. am nañu kàddu mais il faut que état may leen doole si loolu. ñoom tamit su état jël décision code de la famille am na. dëgg la dañu réglementé
nan la mariage war a demee cérémonie yi yenn sax dañ koo tere. bien sûr yenn caaxaan yi nit ñi def di yàq di code de la famille da ko interdire. mais il faut que état appliquer ces lois. ñi nga xam ne noo nekk si biir état bi tamit dimbali état. parce que mënu ma nekk directeur général def sama benn mariage fas wala ma nekk ministre def benn ngandum mariage bu nga xam ni yenn benn partie fii nañ ko defee beneen bi États-Unis wala feneen. vraiment. wala dem Saly wala feneen def ko fa suñ la teel bañ ko def si kër gi nga dem loué ji benn hôtel organiser fa benn manifestation surtout te yéen ngeen nekk ay symbole état. médiatiser ko en plus. ngeen nekk ay symbole état pour wane le bon exemple. wala ngeen nekk ay symbole diine. di ko def am na loolu dafa war a dañ. te loolu état moo si war a taxaw. waaw dama ni toujours nguur li koy téye li téye société fulla ak fayda. ak fayda la ciy bokk. merci beaucoup maa ngi ñëw ci yow soxna Fatou Bintou. li nga wax dafa am solo parce que dafa egg ci dimension boo xamante ne nag ku nekk rek pàcc ba nga féete. war nga jël say responsabilité pour arrêter affaire bi ndax mi ngi commencé metti léegi ñu seetlu tamit benn affaire may ñëw ak yow rek ci jeunesse bi. léegi dem nañu ba xoolatuñu valeur comme Pape Mody ni mu ko waxee. nga jigéen xëy na da nga ko doon may en fonction ci éducation ci deretam ak ci diineem mais léegi li ñu seetlu mooy ñi nga xamante ne moom la ñuy may millions yooyu boo xoolee seen passé sax taxul mu rafet sañu ma koo wax duñu tur mais lu ñu constaté la ba tax ñooñu tey bu ñu leen mayee ay millions ñeneen ñi ñooy dajaloo tey di leen woyal di leen tàccul naan ñooñu la seen ndey yi liggéey mais xale yi bu ñu gisee loolu tey est-ce que du doon frustration ci ñoom ñu yaakaar ne xëy na seen yaay yi ñoo liggéeyul moo tax li diw am mënuma koo am. loolu tamit affaire bu doy waar la ci mbir mi. dëgg la Marème frustration bu rëy mais ma def benn digression tuuti rek balaa may. répondre ci sa question. dama bëggoon a ñëwaat tuuti. ci Pape Mody li mu wax sànq. parce que daan naa ko café de yenn saa yi kër ga. su ma ñëwee ma ne man yàlla bu ma defoon député man dama ko doon wax personnellement. ma naan yàlla bu ma defoon député benn loi bu mel noonu laa njëkk a teg ci sur table mooy ñun jigéen ñi ñuy yàqee ci xew yi nu ñuy def ci suñu sëy yi def laaj dot bu rëy après ñëwaat def ay njaag ay yooyu ma ne pourquoi ñun jigéen ñi lu ñu liggéey après delloowaat ko ci ay affaire de xew affaire de kii ma ne pourquoi pas ñun député yi nekk assemblée nationale nekk ay jigéen lan moo tax mënuñu voté ci ay loi yu mel noonu teg ko sur la table président bi promulgué ko pourquoi pas à chaque fois su ko wax kër ga. mais dëgguma la mais parce que même député yooyu ñooy dem def xew yu extraordinaire yi def ci ay xaalis yu bëri. voilà am nañu les moyens. voilà te pourtant ñoom ñoo am nañ possibilité bi nekk ay jigéen pourquoi pas loolu waruñu ko fee mën a génne ndax ñun lu ñu liggéey ñun Sénégal surtout ñun jigéen ñi lu ñu liggéey dugalaat ko ci ay mariage ay xew pourquoi. léegi pour ñëwaat tuuti nag ci sa question bi dëgg la benn frustration bu rëy lay indi surtout nag yal na bu ngeen nekk ay doomu baay nekk ay jigéen ci biir kër gi bu dee kenn nit sax grave mais yenn saay comme ñu fii au Sénégal nous avons une famille large doom baay dañ fay nekk doomu nijaay des fois ñu ne fa ay jigéen am pagaay kenn ñu daal di ko maye ñu may ko ay milliards yow tamit yow moom ni moroomam wala benn sëram ci kër gi yow tamit da ngay bëgg li ñu may sa dëkkandoo boobu yow tamit da ngay bëgg am lu mel noonu. tax na kut ko kut yow doo ñëw de yow sëy bi moo la war a fekk si waaye da ngay dem à sa recherche. wala di dem di dugg di génn rien que parce que sama moroom am na lii dinaa ko am. kon day indi genre frustration entre famille. indi frustration tamit ci belle famille bi ndax comme ni ñu ko waxee sànq bu ñu la joxee milliards yooyu nga sëy. milliards yooyu ñu la ko joxee nga sëy am na yenn faux pas yoo fa def dañu naan moo ne li ñu def ci moom ci alal. jaru ko. te moo ne sëy bi loolu taxu koo jóg. loolu taxu koo jóg. kon nag ñun jeunes yi ñun loolu. suñu yaay ñun ñoo ci war a jël suñuy responsabilité ba pare mais suñu yaay yi aussi jàppale ñu ci bu baax. dëgg la yaay yi moom ñoo ci jiitu ci responsabilité bi faw ñu jàppale jeunes yi ci côté boobu. faw ñu jàppale leen te surtout sax des fois da ngay dajale. ay at pour nga maye may bu jëkk nga joxe may bu jëkk. donc ki nga koy may bu fekkoon ne ku am xel la
bu yàqee xaaj bi tamit dina denc xaaj bi mu indaale ko ci kër gi. comme ça bu la fekkee ci ay jafe-jafe mu mën laa jàppale. parce que ki la may tey ay 1 million weer bi mën naa de mu am jafe-jafe fay location. facture ak lim la dundalee. te jigéen nag d'une part ñu baal ma ko mais dañu xaw a gàtt xel. tey bu may sëy si nga may ma ay 2 millions maa ngi xaar dépasse 50 000 quotidiennement. comprendre parce que maa ngi naan xëy na kii yor na ko. mën na am loolu yéene la woon ak lu ma yàgg a dajale. mais yaakaar naa ne xew bi nu mu neexee dëkk bi noonu la war a neexee te c'est pas évident. léegi Pape Mody ma ñëw ci benn kii rek ci solution yi nga doon wax sànq nga laal fu am solo muy ci kilifa diine yi nekk fii ci réew mi ñu leen di jaajëfal bu baax. parce que ñoom même bu fekkee ne sensibiliser wuñu wane nañu le bon exemple bokk nañ ci ñi gën a riche Sénégal côté patrimoine ñàkkuñu xaalis mais doo dégg jamais ku sës ci ñoom rëkk. muy def xew ñu ne doomu diw may na doomu diw nangam dafay mel ni ci seen biir même bu amee dañ koy nëbbu duñ ko médiatiser donc tey Sénégal ñun jeunes yi dañuy naan fii laa bokk rek topp li nga xamante ne moo ñu neex mais la am importance dañ koy bàyyi. tout à fait seen si ñi am tur. doo leen dégg si mel noonu wala seen famille. dëgg la parce que ñoom li ñuy def moo ëpp solo soo amuloon kër. ñu wutal la kër. dëgg la. jël ay saaku ceeb diwlin dépense jàppale leen ba ngeen am départ. daggal la tool bu rëy nga fay liggéey kooku ñoom dañu conforme à la sunna. wallaahi. te tamit ba la ñuy jël seen i def fu ñuy dugg dañu koy xool. dëgg la. daanu xool deret bi. daanu xool jikko yi. parce que bëgg na lu yàq seen famille. wax nañ dëgg. bon yenn xawaare yi ngay dégg. doo ko dégg foofu ñi mbubboo sëriñ bi ak di bëgg àddina. ñoom ñoo koy def. ñoo koy def. beneen mbir mi am solo lool ci Sénégal. mooy day dox mel na ñuy tëjax tëjax. c'est ça. dëgg la de. benn bi dëgg la. lu tax ma wax ko xoolal moodu bi jóge fii dem bitim réew du daj lu nekk. wallaahi. nu dégg ni doomu diw de dem na bitim réew ma ngay lijjanti yenn saa yi du bàjjan bi de. ndax bàjjan bi am na lu muy rus. yenn saa yi du tante ji ndax tante ji am na lu muy rus. ndax mbokk dafay jiital deret ji day déeral mbokk bi. benn waay mooy jóge fale daal di ni bon diw de mu ngi si kii bi mais mooy juutal leen ko jabar. lu yaakaar ni lu baax la ko jëlee. muy lijjanti ba dugal ko si benn famille ñooñu laaj ko lu dul jeex. fekk benn vacance la fi ñëwoon indi otoom di dem seeti tante seeti bàjjan et cetera yooyu pour wane ni man de la ma demoon njëriñ li parce que loolu lañ la wax bala li ngay for weer yu jëkk yi. na nga ko bokk say mbokk nu ñaanal la ko mu am barke. nga ñëw dem seeti mbokk yëpp. ku si ne nga am loo ko jox. amul lu ñuy def benn nit jóge fële. boo xam ni day mbokk li ñuy wax ni bëy na toog si biir bëy. mais bu boo solo bu boo bëy. ñëw dugg si biir bëy yi. dafay mbokk yu xam ne du mbokk. parce que ki nga bokkal. doo ko def yenn yi. mais nga daal di lël sa benn plan fexe ba gole googu ñëw ngeen dépensé loo ko ay millions. ngeen dugg si lijjanti ba takkal ko benn jabar bi nga xam ni famille ba amuñu l'islam ba nu si soxla. wallaay jikko jën sa soxla amul. léegi si bi ay jafe-jafe am seen diggante. ay incompatibilité d'humeur lu nekk di ci feeñ. loolu dañ koy gis ba pare sax day dem sax famille boobu ba récupérer sa doom dem ak moom bu ñu koy récupérer sax jàpp ko nga ne xayrul mais dañ koy récupérer. dugal ko ci ay jafe-jafe ba pare sànni ko. si beneen problème bi mooy dama ko jël exemple si Modou mais na xale tekki fii rek si dëkk bi. dëgg la de. nu commencé di la indil ay programme nañuy fexee rek ba doomu diw bi nga xam ne tekki na.
du dugal ko si biir exploité ko. te da leen di jaral fàtte nañ ndey ak bàyyi loolu dajoon si moom. dëgg la de. daanu fexe ba nga xam ni jutal ko ay àndandoo ay xarit yu nga xam ni. dañ koy éloigner complètement de sa famille et de ses amis d'enfance même ses amis d'enfance dootuñu ko gisati. dootuñu ko gisati. alors nit ki nag soo demee ba nga xam ni bàyyi nga sa ànd boo dem fekk borom toog si. dëgg la ko nungul ku la yilif mbedd mi yilif la. mais yenn saa yi da ngay am sax sa kilifteef. waaw nu détourné la loolu la ñu tuddee détournement. dañ koy détourné xale bu nu defar ba mu baax famille am de investir ba dee. nu détourné ko. te dañ ko si lu nga xam ni kenn mënu ko nekk. te da leen di jaral lu ne dañ jëlal sax jël voie mystique bi. tout lay def tous les moyens sont bons kay. détourné ko léegi dafa mel ni ñu ngi may xaw a kii ci temps bi nee nañ ñu amoon ci temps. léegi mu jeex. léegi man ma bëggoon ñëw rek ci sama invité démb bi li mu wax fii nee na sëyi léegi tellement dañoo nekk ci société capitaliste ba nga xamante ne lépp commerce la. mu ne ma célébrité yi ngay gis ñu leen di may ay millions di ko médiatiser c'est pas la réalité du dëgg genre sponsor lay doon ca la ñuy sol ca or ya ñuy takk ak lépp pour affaire bi di wër a àdduna ñu dem nag ba nga xamante ne sëy léegi perte na valeur ñu ngi koy fowee di ko teg fi nga xamante ne nekkul foofu ndaxte may bu jëkk dañ ko waroon a may nit ki. parce que ni mu mel man foofu daf ma marqué. pas moo di da koo wax mu am solo. doo ko may nit ki rek parce que siiw na parce que nekkul na ñu baax ñëpp ñoo siiw. may ko ndax famille may ko ndax deretam ak valeur am mais bu ko may parce que. elle est célèbre. waaw loolu la ñuy tendance bi loolu la. ah sëy nag du tendance de sëy moom nii la war a def rek. tendance bi loolu la amul nii. yàlla moom. dafa programme am yëpp yàlla moom yàqul société am. ñun ñoo ko yàq. ku yàq société am yow la ndax bi muy wàccee Adama ak Awa daf ko teg si yoon. dénk leen itamit xalifa bi. dëgg la pour yéen a wàcc si suuf yéen a may représenté si suuf. donc su fekkee ne tekku nañu si li nga xam ne mooy tradition lépp li nga xam ne islamique. si ñu jullit yi. dëgg la loolu la su fekkee ne suñu cosaan la tamit kenn nungul woon kenn yàq sa xeet wala si am na fu ñu yemoon. waaw léegi nag capitalisme bi dugg na fu nekk dërëm fu nekk la dugg dërëm nag. soo ko toppee. dana yàq lu bare. dëgg la dañ daan wax dërëm ak dërëm na ànd. mais léegi dërëm ak million ay ànd. waaw dërëm ak milliard. dërëm ak 0 franc sax day am. 0 franc ak ay milliards sax day ànd. ndax dërëm nu mu doon imposé li mu doon symboliser si noonu mooy jikko. dëgg la loolu dërëm ak dërëm ay ànd jikko la du xaalis bi lay wax. léegi nag xaalis bi nit ñi dañ koo def nag léegi. mooy matériel. yàq du dërëm boobu nuy wax dërëm beneen dërëm a ñëw. waaw mooy dërëmu capitaliste yi. et moo yàq la société de telle sorte que appel bi ñuy def daal mooy c'est pas trop tard. c'est pas trop tard puisque on a un état organisé le Sénégal. am nañu tamit ay kilifa diine les confréries sont bien organisées. structurées autour de l'islam. dëgg la. il faut que les gens reviennent aux fondamentaux. su ñu delloosee si la nga xam ne moo war rek lii mën na mbalit mi mën nañ ko fi dindi. dëgg la soxna Fa Bintou dafa mel ni li ñu cërale woon ci waxtu léegi mu jeex waaye profitoo rek. lan ngay ñaax du ma ne sax suñu yaay yi parce que tey àdduna moo évolué xëy na mère bi nu muy réfléchir ak ñun nu ñuy réfléchir bokkul. mais ak lu mu mënti doon ak évolution fu mu mënti toll. ñun xale yu jigéen yi ñoo war a toog revenir sur terre xam ne Olof Njaay da koy wax may bu dëkk moo gën may bu njëkk. waaw ñu war a toog nag xam ne sëy li koy barkeel yow yaa ko fay liggéey mais nekkul lañ la may. loolu moo koy barkeel. moo nga boole kook sa mot de la fin rek. dëgg la. waaw ñun jeunes yi moom comme ni nga ko waxee war nañ yaraat suñu bopp. war nañ yaraat suñu bopp bu baax a baax dëgg la yaay yi am na ñoo xam ne ñoom ñoo ñu influencé mais ak nu mu mën di demee rek yow mi nga xam ne yaay jeune yow yaay sëy yow war nga mën même sa yaay bu xawee jàdd sax war nga delloo si sa xelu yaay ngeen toog waxtaan ci xamal ko ne yaay man kat maa war a sëy su ma sañoon comme ni nga ko waxee may bu dëkk moo gën may bu dëkk te fa may dem bëgg naa faa dem
ba yàlla jële ma fa. dëgg la. waaw kon ñun nañ revenir aat ñun sur terre jéem a xool li nga xam ne mooy barkeel suñu sëy. dëgg la moo gën ci ñun. dëgg la. waaw léegi pour tëj rek xam naa comme nee nga émission bi jeex na ba pare wala jeexagul mën nañ continuer wax. voilà ma dellu ci Pam tuuti na. ma xanaa dinañu mayaat tuuti temps. dafa am lu ma bëgg a laaj constat ma bëgg a def tuuti rek def ko ak Pape Mody. Pape Mody la fois passée wax nañ ci divorce mais dafa mel ni tey jigéen ñi muy mère ñi encore xam naa tey moom dinañ ma dóor léegi ñoom lu ñu def gàcce mooy divorce tey seen doom sëyam tas defuñu ko muy gàcce maanaam méttiwu leen ni mu leen waroon a métti xam nga lan moo leen di métti ñu ñëw may seen doom 100 000 francs wala 200 000 francs loolu lañ def orgueil. muy dëgg muy dëgg te loolu rek mooy si jukko ji ma waxoon rek. dërëm ak dërëm nooy ànd. dëgg la. dërëm ak dërëm nooy ànd su fekkee ni bañ nañu am gàcce ak kersa. nañu dellu si valeur yi. deuxièmement alpulaar yi dañuy wax jom suudu jom gàlle. jigéen moom suudu jom suudu mooy borom néeg. borom néeg jigéen la. moom sutura bi mooy defar lépp. jom gàlle yow tamit da ngay jël sa responsabilité. mooy nga dëkkal ki fa nekk. toppatoo ko te xam ni yow la ngay def moo war a nekk royukaay si yeneen jom gàlle yi. ak jigéen bi tamit la muy def si biir kër ga si biir néeg ba la muy téye këram ak jëkkëram ak mbokkam. jom suudu boobu su fekkee ni delloo nañ si jikko yooyu société bi dana neex. loolu daal laa tàggoo di leen ñaanal jàmm. si fekkee ni. dafa mel ni temps bi des na tuuti de doo tàggoo de. day yomb waaw mais Pape Mody bu ma ñëwaatee foofu rek. da ngay gis da ngay takk nit ba pare mujj nga jéppi ko. waaw jéppi ko ndax lan parce que xëy na takk nga benn xale bu jigéen def nga ci moom lu bëri. peut-être moo la ko sant ay mbokkam ñoo la ko sant peut-être santuñu la ko ngeen dëkk. xam nga nit ki nga xamante ne yaa ngi koy xool chaque jour nga nekk ci ay problème te mu leer la ne moom en question moom mooy source problème yooyu saa yoo ko xoolee boo amul diine amoo yar tuuti sa xol day xel di metti ci moom di nga takk nit tey def ci ay millions mu sëy si ay 5 jours voire 1 mois seen problème commencé yaa ngi am problème mu location problème mu ndox problème mu tout yaa ngi naan kii yàgg naa dund lii yëpp daluma woon mais li ma amoon yëpp def naa ko ci moom tey maa ngi nii ci ay jafe-jafe nga yaakaar ne duñu dem ba des fois ay regret di am ci biir. loolu rek mooy leenu jëkkal wax rek. mooy nit ñi nañu tënkuwaat c'est la nga fam la diine may. te xale yi tamit ñu leen di accompagner. dëgg la. nit ñi soo defee dot bi ngay wax nii. may nañu dot jox nañu liggéey dot boobu su fekkoon ni ma koy expliquer ci début. dañ leen am lu leen jox. mu nekk seen départ. suñu amuloon kër ni jox leen kër parce que soo amulee kër xat-xat bi location chaque mois nga war nga fay bëgg a lijjante xale yi bëgg a lijjante sa jabar sa loxo su jotul sa gannaaw histoire day am. histoire su la laajee leneen day indi histoire. mais su fekkoon ni lan leen kii dañ leen yutal benn parc lu bon suñu fay teyee seen néegu ñax loo xam. nu commencé organiser seen vie. mais ngeen leen di accompagner des saa yeeg parents bi ñu dee ngay seetu si joxe soo amee sa tuut nga ñëw mais bu soo ko placé sa doom ba pare def ko commerce. day métti dépense ba muy jëw bu ñu ko jox mu bëgg di ko yakkanal pour am lu mu la jox ba lor boppam lor jëkkëram day toog bay xam ni li mu koy doon dépensé dugul si kii dugul ci kii bi ay regret commencé am donc vraiment restructuration dafa laaj ci comportement yi te ñun amul dara lu ñuy jéggaani lépp a ngi fii day royukaay yu baax yi soo demee si maam Wade Wele wala maam Diarra Bousso wala soxna yu baax yi nekk si dëkk bi sunu ndey yi sunu baay yi sunu maam yi lépp jukko yaa ngi fii amul dara lu ñuy roy feneen mais nag suñu bàyyee suñu xel si télévision yeeg rajo yi sponsor yi ngay wax dëgg la Pape Mody nga jaar fa tàgguwaale rek dafa mel ni Maña mi ngi nangu kiiwam Maña nag tàmm na nangu na heure bi tàmm na yooyu moom waaw moo dagg sama heure ni si jotee rek mu daal di ko dagg waaw daal di fas kanam waaw di gërëm bu baax di gërëm waa régie
di gërëm PDG Faresa ci di nuyu journalistes yi fi nekk yëpp di leen ñaanal jàmm di wax bon ba beneen yoon. ci beneen sujet. soxna Fatou Bintou. waaw Marème mën naa rek nañ defaraat toogaay yi surtout ñun jigéen ñi ñun jeunes yi parce que fii daal lu fi defaru ñu ñoo ko defar lu fi yàqu aussi ñun ñoo ko yàq kon nañ defaraat toogaay yi bu baax. man nag di kontaan bu baax vraiment am mbégte partagé ak yéen plateau bi Marème maa ngi lay jaajëfal bu baax di kontaan ci suñu directeur monsieur Sow maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci waa kër gi te naan leen amoon naa vraiment mbégte jàkkaarloo ak yéen vraiment naan leen xanaa ba beneen yoon incha allah sujet baa ngoog muy may bu njëkk ñi naan ko warugar ñu war a pour ñu defaraat ko rek tegaat ko ci yoon bi il faut que ñu tënku ci l'islam tënku ci diine waaye tënkuwaat tamit ci suñu ay valeur u maam loolu mooy jëmale mbir mi kanam ak lépp lu mu mën ci demee rek nit ki la yàlla jox muy la nga xamante ne sa borom kër moom la indil na nga ko doyloo say mbokk doyloo loolu sëy bi mën a neex tey nag seen émission fii la yemoon temps bi jeex ñu leen di jaajëfal bu baax sama ñaari invité yi Fatou Bintou ak borom anniversaire bu neex bi xëy nañu macha allah fête anniversaire bi ci jàmm ak salaam ndekki yu riche ñaanal ko nag mu gudd fan encore une fois waaye nuyu waa Rési ak seen team leader Magna fàttewuma kenn ak waa Bulu rajo tamit ñoom Musu ak ñoom kii nu mu tuddati sax ummi ñoom nee na aram yaakaar naa nee na aram nekkul ci biir kër gi tey ak lu mu mën ci doon daal jaajëfal nañ leen kontaan nañu ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan ci YouTube bi Facebook bi ak ci télé bi tamit ñu ngi jaajëfal ñëpp di ziar ñëpp nuyu ñëpp maa ngi ñu nag suñu waa koñ fàttewuma kenn wax leen nag commencé leen seetaan affaire bi nag ndax affaire bi moom commencé naa neex maa ngi leen di nuyu di leen ziar ba ëllëg incha allah ci dernier numéro bi